salaamaaleykum gars yi na ngeen def mbaa yéen a ngi ci jàmm tey nag ñu ngi ñëwaat ci def tuuti jàngat ci par rapport Thierno Alassane Sall parce que maa ngi ko doon déglu sànq muy wax di dëggal ci waa BBC ci li ñu wax ma naan Sénégal lii Sénégal rek la am ndax ay nit ñoo xamante ne tey jii buñ nee sàcc ñoom xanaa dañuy fàtte ne xanaa peut-être ñoom bokk na ci ñuy jàppale kon sàcc boobu pour mu am ndax yaakaar naa ne Thierno Alassane Sall nekkoon na ci gouvernement yi pendant ñaata at minimum def nga ci gouvernement bi 5 ans ci biir nekk nga ministre de l'énergie kon dossier bi xam nga ko bu baax ba nga nekkee ministre de l'énergie bay tax naan yow boobu nga waroon a démissionner parce que ba nga nekkee ministre de l'énergie kay gisoon nga dossier bi bu dee dossier bi jaarul woon yoon mais période boobu nga ko waroon a dénoncer période boobu nga waroon a démissionner mais dafa mel ni comme fii moom Sénégal bu ñu nekkee ci biir daal tout est bon bu ñu génnee daal lépp baaxul bay tax naan tey jii bu fekkente ne am na ay sanctions yu ñu war a def ñooñu yow war nga cee bokk ci sanctions yooyu parce que ci nga bokk. nga ñëw nekk ministre de l'énergie mais yow ñaata yoon nga fi défendre document boobu am na benn vidéo boo xam mi ngi ci YouTube bi yaa ngi ko doon défendre di wax naan Sénégal ñu bëri ñu ngi wax ci wàllu pétrole bi mais liñ ciy wax xamuñu ci dara ndax Sénégal mun na dem ba en plus de 60% ci loolu xanaa da nga koo fàtte. ba ngay démissionné kay ñëpp xam ne lu taxoon nga démissionné mooy affaire Total bi mais affaire Petrotim bi taxuloo nga démissionné yaa ngi wax naa ne wax nga ci ak président bañ parce que da nga ko waxoon ne boobu que kii boobu baaxul dañ ko war a Sénégal état du Sénégal da ko war a récupérer président bañ mais ba mu bañee lan nga def est-ce que tax nga démissionné bay tax naa yéen ñi ñoo yab yab sénégalais yéen Thierno Alassane Sall ak Abdou Mbow yow sa signature da ngaa contresigné yow ci loolu noonu bokk nga ci ñi ko signé tey jii nga bëgg a taxaw ko ne que non peut-être erreur la woon affaire yi est-ce que loolu sénégalais war nañ la koo baal yow bay tax naan tey jii bu fekkente ne lu ñuy wax am na ce sont des faits avérés ñëpp xam nañu loolu am na. mais yéen kenn war leen a baal li ñu war a sanctionner ñooñu loolu lañ leen war a sanctionner parce que du début à la fin yéen seen loxo mi ngi ci biir génn ci benn yoon mais nag lii dafa mel ni que Sénégal rek la xew nga nekkoon fii ministre bokk ci gouvernement bi lu nekk nga def ko génn bëgg a taxaw ne li nga xamante ne démb yaa ngi ko doon défendre tey nga taxaw nga ne da nga koy ŋàññi parce que tey baaxul parce que tey nga génn ci gouvernement bi tey la bon. C'est-à-dire c'est une tentative de manipulation pour déstabiliser dëkk bi ngeen war a bàyyi te man gëm naa ne sénégalais duñu leen ci fekk si parce que xam nañu gëmoo leen dara seen bopp rek moo leen tax a jóg nit boo gëmee dara say propos démb mooy nekk say propos tey moom mooy nekk say propos tey mais li ngay wax démb ak li ngay wax tey ça fait deux. li ngay wax tey ak li ngay wax démb ça fait deux nit da nga war a gëm sa bopp Sénégal moo leen ñor li ngeen di taxawee boo nekkee ci nguur gi li nga war a dénoncer lu bon boo génnee même taxawaay nga war a taxaw mais doo taxaw démb défendre loolu nga ne loolu lu baax la nangam na ñi ciy wax yëpp dañoo xamul tey nga bëgg a taxaw nga ne loolu baaxul mais est-ce que ñooñu sénégalais dañ leen war a déglu sa ñooñu est-ce que ñooñu man je me dis que ne ñii dañ ñoo yëpp. daf ñoo yab bay tax naan
tu te dis que ne ñii seen intérêt bopp rek moo leen tax a jóg mais Sénégal ñoru leen Sénégal ñoru leen dañuy sóob dañuy wax lu leen neex. Abdou Mbow amul fii loo fi défendre woon fii amul loo fi waxul tey génn nga rek to loolu lépp bon nga dafa bon bay tax naan sénégalais yi sanction yi ñuy def ñenn ñi dañ leen ko war a sanctionner yéen ñépp muy Thierno Alassane Sall muy Abdou Mbaye du moins maanaam Abdou Mbow so Abdou Mbaye ancien premier ministre da ngeen ñu yab ñeen da ngeen ñu yab sincèrement lii Sénégal rek la xew Sénégal rek la xew lii Sénégal rek la xew démb waaw oui tout est bon oui ñi ñaa ngi wax mais xamuñu ci li ñuy wax wàllu pétrole bi yëpp lépp jaar na yoon Sénégal dina dem beneen sens Sénégal dina dem ba am plus de 60% ci loolu yow muy Thierno Alassane Sall di wax naan tey ministre de la justice lu mu wax yow da laa bett parce que dafa mel ni comme mbubu avocat bi bu mu yoroon da koo simi affaire yi yow xanaa kon même comportement bi nga am ba nga nekkee ci nguur gi parce que encore une fois da ngaa taxaw défendre loolu wala pétrole da nga koo taxaw défendre ko nga bëgg a gëmloo Sénégalais yi que ne loolu moo da ngaa bañ nga démissionné ban mais attends yow koo yëpp yow li la tax a démissionné ñëpp xam na ne déjà mi ngi jógee ci wàllu total bi mais pourtant dossier pétrole bi moo jiitu loolu mais terew da ngaa toog bougé woo fenn da ngaa toog ba nga nekkee tam ministre de l'énergie da ngaa toog défendre loolu dëkk bii da ngeen fay war a woote jàmm boo leen amee loo leen di dénoncer di indi ay preuves yi leer nit ñi teg ci seen bët boobaa ñëpp xam ne lii kat am na mais parce que nit démb ñoo doon ànd démb tey ji àndatuñu rek donc lépp lu ñu ko waxal rek donc moom la lépp lu ñu ko waxal rek moom la te loolu noonu li ñu koy waxal tey jii di nga accepté ko nangu ko démb ñu ngi ko doon waxal ba nga nekkee ci biir da nga ko doon rejeté accusation da nga ko doon rejeté moo tax nag beneen instant tu te demande ñun ban dëkk la ñuy nekk parce que instant bi kenn ku nekk day xëcc jamale booram di gëmloo Sénégalais yi que ne waaw ñun dañoo gëm Sénégal or que yéen ñëpp ci même système bi ngeen di nekk même système bi la démb da nga ciy nekkoon ci système bi di ko défendre tey nga génn ci di ko ŋàññi bu subaa boo ci duggaatee yow yaa taxawaa di ko défendre ñoom ñëpp même chose booy tax naan sénégalais moom yàgg nañ ko wax sénégalais moom am na maturité boo xamante ne dem nañ ba ràññee wax kat dëgg yi ak ñu dul wax si dëgg ak ñoo xamante seen intérêt personnel moo leen tax a jóg te loolu moo fi nekk coowlee fi nekk rek mais ñiy ratatati di wax ñëpp seen intérêt bopp moo fi nekk seen intérêt bopp rek kese la ñuy défendre fu mu toll nii moom la ñuy wax loolu nit ñi war nañ ci mën a bàyyi xel contre président de la république wala bugg a toog fu mu toog warul tax ngeen jéem a yàq deru Sénégal ndax Macky Sall moom yàlla def na ne benn mandat bi rek moo fa bi dese Sénégal day continuer Macky Sall président la boo xamante ne toog na fi ñaar bii mooy ñaareelu mandat jeexal na day dem kon Sénégal dafay continuer donc war ngeen fexe tout ba Sénégal mu nekk ci jàmm parce que Sénégal nekk ci jàmm mooy jàmm ñépp Sénégal nekk ci jàmm mooy yéen seen jàmm ndax li ngeen di jéem a tànte nii yépp gaa du egsi sax mais bu egsi yéen ñii doo leen ci mucc kon woote leen dëkk bi jàmm woote leen fii jàmm. Vous parlez de Aliou Sall patata mais Aliou Sall xanaa peut-être benn défaut la am mooy que ne lu mu nekk frère du président de la République loolu kese
boobu problème la parce que vous allez pas me dire que ne Sénégal ba mu dalee Sénégal ba tey benn contrat rek pétrolier la signé ci àdduna bi et que même contrat boobu que Aliou Sall rek moo fa nekk y a pas eu d'autres contrats yoo xamante ne état Sénégal signé ko ay d'autres compagnies pétrolières yoo xamante ay sénégalais ñu ngi fay yëngu wala loolu intéressé wu leen le cas de Aliou Sall rek moo leen intéressé parce que lan dafa mooy frère président de la République ba ñuy dem bay tudd salaire am bu mu doon feyeeku ci société boobu mais en tant que sénégalais amul droit boobu di feyeeku yenn montant yi wala moom rek ci Sénégal moo nekk sénégalais boo xamante ne moom moo rek moo feyeeku salaire boobu amul y a pas ça n'existe pas d'autres sénégalais ah seen problème lan la ba coow bañ ne bu njëkk ba ñu ngi signé contrat bi boobu coow pétrole jógu fi de et pourtant y avait bel et bien d'autres contrats avant boobu kenn coow ci mais bañ ne pétrole feeñ na rek la coow li commencé kenn ku nekk mi ngi jéem a xool moom nan la ci mën a bay waaram ba mën ci ba mën cee am dara kenn ku nekk mi ngi jéem a xool nan la mën a def ba mën cee am dara Sonko man Sonko daf may jaaxal Sonko fu mu tani dafa bëgg a mel ni comme Sénégal daal moom moo fi gën a jàng moo fi gën a nekk nitu dëgg non man daf may jaaxal temps yii passé dégg naa mi wax naan Famara Sagna ki nga xam ne moom la ñuy jox pour mu coordonner dialogue national bi muy daal ci kaw di ko reprocher ba sénégalais yi di wax di coow ci lii ak lii kenn déggu ko nangam. Donc du coup comme kenn déggu ko daal moom il mérite pas kon ñu woo ko di denc ko loolu comme si que ne yow ba ñuy coow fii tunnel bi da nga génnewoon da nga ubbi woon sa gémmiñ wax bañ fii coow cocotier yi ci corniche bi dafa mel ni da nga génnoon wax bañ fii coow monument de la Renaissance dafa mel ni da nga génnoon wax bañ fii coow Alex Segura dafa mel ni da nga génnoon wax bañ fii coow Fesman bi dafa mel ni da nga génnoon wax bañ fii coow autoroute à péage bi Malick Sy Diamniadio dafa mel ni da nga génnoon wax boobu foo nekkoon pourtant yaa ngi woon fii kenn déggul woon jamono googu ñépp xam nañu fi nga dëkk bu dee yow da nga contenté uniquement ci sa salaire war ngaa mën a expliquer ñi Sénégalais yi que foofu noonu fi nga dëkk nan nga def ba dëkk fa ak nan nga bu dee sa nan nga def ba jënd foofu kër da ngeen bëgg lépp leeral leen seen bopp d'abord avant loolu dem nga ba suuli fii coow 94 milliards mais 94 milliards ñëpp xam na ne yow ci sa biir ca tur mi ngi ci mais tey jii nangoo cee leeral dara boo waxee daal ne non porté nga plainte na ma procureur yi woo bu fekkente ne da ngay accuser ne da ngay taxaw publiquement accuser nit ki mais ni nga mën a taxawee publiquement sans nga dem ci procureur xaar procureur wala ku nga accuser nit ki noonu nga war a mën a taxawee publiquement wax li ñu lay waxal ne ba xam lii ak lii am na nga indi si ay tontu doo ne noonu lañ ma woo. yéen daal non man damaa jaaxle ci Sénégal quoi Sénégal dafa neex yow créé nga fi ñaari cabinet njëkk a créé benn bi benn bi ba nga koy créé yaa ngi nekk fonctionnaire te ñëpp xam ne déjà loolu moom yoon dala koo tere te pourtant def nga ko pour lan coow 94 milliards yi mi ngi doon bëgg a am commission de plus de 10 milliards pourtant ba léegi loolu leeraloo ko Sénégalais yi dafa doy waar Sénégal
juste daal tey daal lii daal fi amoon lu ma fi wax di ñëwaat une prochaine fois pour indiwaat yeneen précision